actualité du jour dañu koy dóoree ak jàngoro bi di coronavirus tey ci ajjuma ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2020 lu toll rek si junne ak ñetti téeméer ak juróomi ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama la ñu yóbbu woon kër docteur ndax am nañu jàngoro bi di coronavirus fukk ak juróom-ñaar ya ñoom ñoo ko am yaatal gis yi la jotaayu xibaar lay doon rebondissement am na ci affaire bi nga xamante ni rek moom moo di wàllum sàcc lu toll rek ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaari ordinateur ya nga xamante ni dañu ko jëloon rek ci agence de informatique ci diwaanu état bi nag ca technopole bu diwaanu Pikine yaatal gis yi la jotaayu xibaar lay doon dinañ wax itam ci déclaration bu foncier bi nga xamante ni rek njiitum réew mi Macky Sall moom moo ko def waaye nag rakkam bii di Aline Sall andu ci benn yoon gannaaw rek ba mu ko weddee ba mu seet wécc dinañu ko yaatal si la jotaayu xibaar dinañ dem ca diwaanu Guinée ba fi mu toll nii sax ay violence ba yu métti mu nga fay am rek njaboot yu Guinée yi nag ñu ngi dee bar benn jëm nag ci li nga xamante ni rek moom moo nekkoon tànneefu njiitum réew ba fa amoon rek tax ba ñuy faytu ci Alpha Condé rawatina nag takku der yi ñu dal di renforcer rek seeni moyen ngir rek ñu mun a jàmmarloo ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu am ca dëkk ba yaatal gi si la jotaayu xibaar lay doon grande poste bu diwaanu Ndakaaru Njaay ab receveur moom moo fa détourné rek lu toll ci 100 millions si suñu koppar bu ñuy yaatal la ñu koy leeral ba mu leer nañ Grand Yoff ak Grand Médine nag gannaaw ba ñu doon nelaw du ñu yaandoor waaye nag bi la yoon bu ñu tëddee rek bu leen neexee ñu dem ba bët set gannaaw rek ba waa dikk tegee ab loxo ba nga xamante ni rek moom moo di ay defkatu ñaawteef ñu toppee woon leen rek wàllum trafic de drogue ba ñu leen nuuc rek yaatal gi si la jotaayu xibaar lay doon dinañ dem itam ca diwaanu Kaolack Ndangaan dëkk Mbose Kumba Jigéen ca Medina Baye gannaaw rek ba suñu mbokku taskatu xibaar yi dalee génni information rek jëm ci ab chauffeur bu ñu ne woon rek moom moo doon dawalal xalif général de Tidiane moom moo fa amal ab escroquerie li ni mel sax ñoom ñoo ñëw yor wàllum communication ba nag dal dinañu ko weddi ba mu set wecc yaatal gi si la jotaayu xibaar lay doon ngéeñeen dinañ fa dem gannaaw rek ba sàmmkat yi tëddee ba lank rek tëdd sa naaj ba ne rek dootuñ accaparer suuf si nga xamante ne moom la ñu yaakaar bay dundee waaye itam di rek def ngir rek seen jur ya mun a mucc ci ayib dinañu ko yaatal si la jotaayu xibaar ab agression bi nga xamante ne dañ ko tegoon ci ab taskatu xibaar nag muy liggéeyee ci cay Dakar tax rek ba ña nga xamante ne ñoom ñoo nekk rek yor wàllum communication bi nag waaye laa itam nekk ay reporter jëm rek ci wàllum boobule mbir nag ñoom ñoo ñee dal dinañu mer ba futu rek di sàkku ñu indi ci ay leeral bu baax a baax waaye itam nag dinañ des fii ci diwaanu Ndakaaru Njaay ci diggante takku der yi ak rek ñu faytoo ci procès lu Dalin Diallo gannaaw rek ba ñuy revendiquer ngir rek ñu jox li nga xamante ne moom moo di ndam li tax rek ba ñu nekk ca ambassade bu nekk ca diwaanu Guinée di jàmmarloo ak takku der yi Barthélémy Dias dal dina mer ba futu rek jëmale ko ci Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ni rek moom dafa yëkkati ay kàddu di xamle ne moom munta nekk rek secrétaire général bu boobule parti di PS yaatal gi si la jotaayu xibaar lay doon gouverneur bu diwaanu Sikicoor am na nag kuy jël rek mbubboo turam di def ay njuuj njaaj tax rek ba muy alerter maanaam rek di ñaaxaale askan gi di leen di wax ne rek kookule day def lu dul rek di mbubboo turam waaye nag nañ ci bàyyi xel bu ñuy yaatal si la jotaayu xibaar dinañu ko faram fàccee ba mu leer nañ Barthélémy Dias dal dina rek addu ci mbir ma nga xamante ne rek da ko tuumaloon waa groupe Futurs Médias nag tax ba muy rek di baalu Youssouma Jigéen Ndour bu ñuy yaatal dinañu ko leeral ba mu leer nañ si la jotaayu xibaar dinañ wax leneen waaye nag dépense publique yi nga xamante ne dañu ko nemmeeku ci état bu Sénégal njiitum réew mi Macky Sall nag dal dina rek teg loxoom war a rek freiner boobule gaspillage maanaam yàqu yi nga xamante ne dañu ko amal ci wàllum ministère bu agence yi nekk ci état bu Sénégal bu ñuy yaatal dinañu ko yaatal ba mu leer nañ ak su Touba bu Daxara nag ab Jakarta man la ñu fa faat nag gannaaw ba mu dajee ab 7 place ba ñàkk bakkanam bu ko defee nag ñu jeexalee ko rek ak li nga xamante ne moom moo di rek bàyyi négandeku Assane Diouf mi nga xamante ne rek da ko doon sàkku waaye nag dañu ko bañal ba tëdd sa naaj ba mbokk yi lii moo nekkoon ponk bu gën a fës yaatal bi ak faram fàcc bi bu bàkk ba daanu lay doon.
aywa mbokk yi ñuy seetaan à travers sbtmedia.com amati nañu mbégte janoowaat ak yéen comme ni ñu koy defee bés bu yàlla sàkk ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di actualité du jour jëm ci wàllum xibaar waaye nag bile yoon dañu koy dooree rek ak mbas mi nga xamante ne rek ba mu duggee ci réewum Sénégal si ñaari fan ci weeru mars atum 2020 ba tey rek bile jàngoro mu ngi gën di wéy di def ay jéyee waaye laa itam di def ay ruumadaatam am ñu si ñàkk seeni bakkan donte ne nag am nañu faj rek ba ñu delluwaat ci seen njaboot tey ci ajjuma ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2020 nag lu toll ci junne ak ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama la ñu yóbbu woon kër docteur ndax xool rek am nañu jàngoro bi di coronavirus fukk ak juróom-ñaar ya rek ñoom ñoo ko am waaye nag li ni mel ba fi duggee ba tey rek bii le mbas nag jëwriñ bu ñu gàlloo wàllum wérgu yaram bi ak ñamu àndal di Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ba rek di def situation du jour tey nag ci ajuma ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre lu toll rek ci fukk ak juróom-ñaari doomu aadama gannaaw ba ñu ko amee rek ci junne ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi ñu amaloon rek juróom-ñaar ya ñu ngi ko jëlee ci cas contact ñeent ya jëlee ko ci cas importé juróom-benn ya jëlee ko ci cas communautaire nag juróom fukk ak juróom-benn dal dinañ leen fàcc ba ñu wër këng dal di delluwaat ci seeni ba njaboot ñeenti doomu aadama nag ñu nga ca sowtaas maanaam rek feebar bi dalee na teral ba sonnal leen kenn ñàkkul bakkanam tey ci aljuma ji jëwriñ bi ngàlloo wàllum wërgu yaram ci ndoddam nag mu ngi ñaax askan gi rek ngir ñu mun a faslanteek ak li nga xamante ni moom moo di rek digre yi ngir rek xeex ak jàngoro bi di coronavirus aywa bokkoon comme nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi dem rek ci rebondissement maanaam rek dellu ginnaaw ba nga xamante ni rek ci lu wàllu ba sàcc ba ñu amaloon rek ca fi nga xamante ne moom moo di agence informatique bu diwaanu état bi nag foofule ca technopole bu diwaanu Pikine bu ñu ko xayma mu toll rek ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ordinateur yoo xamante ne rek la ñu fa sàccoon gendarmerie Moussa Faye nag chef bu poste des locaux bi nag daal dina rek def kemtulaayu kattanam nag ba ñu daal di leen libéré rek ak ñamu àndal gannaaw rek ba ñu leen jox ñoon baaroomu tuuma bu ñu sukkandikoo ci chambre d'accusation bi nag dal dina casé rek boobule procédure nekkee ni démb ci alxames gi nag bi ñu weesu bu ñu sukkandikoo rek ci li ni mel waa division d'investigation ñu leen di dippee dik rek ñoom ñooñee dal dinañu nag delloowaat boobule procédure rek gannaaw bu ñu jàppee ne waruñoo habilité boobule procédure jëm ci wàllu pénal militaire chambre d'accusation bi nag dal dina annulé rek lépp lu jëm ci wàllu ba procès verbal jëm ci enquête préliminaire yi nga xamante ni rek takku derrière ñu nekk ca boobule nag structure la ñu rek joxoñoon baaroomu tuuma boo moytuwul sax ñu daal di ko déclenché waat gannaaw rek ba ñu ci nemmeekoo li nga xamante ne rek moom moo di ay mbir yu yees aywa déclaration bu foncier bi nag njiitum réew mi Macky Sall daal di def nag ki nga xamante ne nag moo di rakkam di Aline Sall daal du ànduñ moom benn yoon ci boobule dogal moom Aline Sall nag gannaaw rek ba ñu amal journée nationale de décentralisation jëm ci tenue ñu amaloon ko rek ca diwaanu Diamniadio Macky Sall nag daal di woon cérémonie rek jëmale ko ci élus locaux yi nag ngir attribution jëm ci wàllu terre bi maanaam rek séddale wàllum suuf si lu ni mel sax bu ñu sukkandikoo ci boobule mbir nag njiitum réew mi Macky Sall daal dina yëkkati ay kàddu rek di xamle ne rek dañoo war a def attention maanaam rek dafa am ay conflit jëm ci li nga xamante ne rek moom moo di ay risque ngir rek jëm ci askanu Sénégal waaye nag rakkam bii di Aline Sall dafa mel ni rek ku ci àndul benn yoon gannaaw rek ba mu àndutee benn yoon ci boobule dogal nag ci la yëkkati ay kàddu di ko dënk rek suñu naataango yi di waa E-Media aywa mbokk yi ñu weendi li nga xamante ni moom moo di actualité du jour bokkoon comme nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi ay violence yu métti la ñu nemmeeku ca diwaanu Guinée ba am rek ñu si ñàkk seen i bakkan am itam ay gaañu yu takku bu ñu sukkandikoo nag ci boobule information tax na rek ba Alpha Condé ak ñoom yi nga xamante ne moom moo di waa armée bi mu yaakaar rek dal di déployer ay moyens yoo xamante ne rek dañuy gën di mun a jàkkaarloo ak askan ga nga xamante ne rek ñu nga faytoo ci rek ginnaaw
ginnaaw Cellou Dalein Diallo te rek di contester résultat yi nga xamante ne moom moo tukkee ci boobule tànneefu njiitum réew nag ca diwaanu Guinée. Bu ñu sukkandekoo nag ci li ni mel lu toll rek ci benn fan képp dong Alpha Condé dal dina nag ànd ak ñam muy àndal di waa armée bi rek ngir génn jàmpate ak li nga xamante ne rek moom moo di askan ngay contester li ni mel tax rek ba ñu wàcc ca mbedd ma di def ay ñaawteef nag bu ñu sukkandekoo ci jëwrin bi nga xamante ne moom mooy dënk wàllu administration territoriale wàllum décentralisation nag di général Bourema Condé li ni mel moo ko xamle nekk ni démb ci alxames gi diwaanu Guinée nag tàng na lool ba tax na rek ñu nekk nag ci crise post électorale gannaaw rek ba ñuy amal ay contestation jëm ci résultat partiel yi nga xamante ne rek dawñ ko amaloon ci jongante tànneefu njiitum réew mi amoon rek ci fukki fan ak juróom ñett ci weeru octobre bi nga xamante ne moom la ñu génni ba tax na rek ñuy jàmmarloo gu métti ba am ñu si ñàkk seeni bakkan ñeneen ña nag di si jëlee ay gaañu aywa ñu ñëw fii ci diwaanu Ndakaaru Njaay bokkoon comme ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi grande poste bu diwaanu Ndakaar nag ab receveur moo fa détourné rek lu toll ci 100 millions su suñu koppar gannaaw rek détournement bi nga xamante ne mu ngi gën di wéy rek di luubal alalu réew mi ki nga xamante ne rek moom moo nekkoon Est Ndoy nekkoon chef bu bureau de poste bu bu Dakar Étoile moom moomee la ñu tegoon loxo rek ana ñan ñoo ko tegoon loxo di waa division des investigations criminelles ñu di ko dippee dikk rek gannaaw ba mu luubale woon lu ay millions yu takku waaye nag bi la yoon keneen moom moo dal di luubal rek boobule mbir nag toll ci 100 millions su suñu koppar di wuyoo rek ci Adja nekk ab receveur bu grande poste bu diwaanu Ndakaaru Njaay li ñu mel nag mu ngi bàyyeekoo ci waa Libération di suñu naataango gannaaw rek ba ñu koy jéem a joindre ci ab téléphone am waaye nag jotuñu ko ci la dal di rek abu mbooy gi nag ci ba mu defee boobule ñaawteef nag inspecteur des postes nag Adja la doon wuyoo mu nga jàngale rek ci école nationale de la poste nekk ci diwaanu Ndakaaru Njaay waaye itam liggéey na ci rek vérification maanaam rek di saytu li nga xamante ne moom moo jëm ci direction inspection postale ak audit. aywa ñu wax leneen bokkoon comme nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi Grand Yoff ak Grand Médine nag defkatu ñaawteef yi nag daanaka rek waa DIC ñoom ñoo leen teg loxo gannaaw rek ba ñu leen démantelé maanaam rek maîtriser leen ba dal di leen teg loxo nag bi la yoon dañu doon jëfandikoo rek wàllum trafic de drogue li ni mel sax mu toll rek si juróom-ñaari doomu aadama wa ilaa juróom-ñett ñu dal di leen teg loxo nag nekk ni démb ci alxames gi foofule ca diggante Grand Yoff ak Grand Médine nag ngir rek jëm ci wàllum trafic de drogue waaye itam stupéfiant ak détention d'armes illégales ak coup de filet yoo xamante ne rek mu nga bàyyeekoo ci division d'investigation criminelle bu ñu jàppandikoo nag ci boobule information suñu naataango yi di observateur ñoom ñoo ñu ko xamle defkatu ñaawteef yi nag nekk ni démb sax ba ñu leen jàppee ñu ngi leen rek déglu ca porte ba nekk rek ca waa DIC ngir rek ñu jëm ci wàllub indi ay leeral bu ñu sukkandekoo nag ci li ni mel ñoom rek ñu ngi leen jàppee ca parking bu nekk ca stade Léopold Sédar Senghor gannaaw rek ba ñu leen fekkee ak ay loxo yu niin ba tax na rek ñu dal di leen jàpp en flagrant délit nag jamono ji ñu nga leen rek denc ci waa DIC nekk division investigation criminelle. aywa ñu wéyandi li nga xamante ne moom moo di actualité du jour bokkoon comme nu ñu leen ko junjee woon ci bopp xabaar gi dem ca Medina Baye nag Kaolack Ndangaan dëkk Mbose Kumba jigéen ab escroquerie nag moo fa am rek tax rek ba communication bu jëm ci wàllub Medina Baye nag di indi ay leeral gannaaw rek ba mu defee ay fan suñu naataango yi nag dal di rek wasaare boobule information di xam leen rek Baye Kunta ma ñu tegoon loxo rek gannaaw ba mu defee ay njuuj njaaj nag ci li ni mel waa gendarmerie bu Kaolack nag tegoon ko loxo ñu xam leen rek dafa nekkoon chauffeur bu xalif général bu Medina Baye nag waaye bu ñu sukkandekoo rek ci boobule kuréel gu yor wàllum communication bi ñoom ñooñee dal dinañu indi rek ay leeral weddi ko nag ba tëdd sa naaj ba di xam leen rek presse bu Sénégal ay fausse information la ñu def rek ci boobule mbir nag bu ñu sukkandekoo ci li ni mel ñu ngi xam leen rek Baye Kouta moom moomee mu ngi doon dund rek ci actuel xalif général de Tidiane ba mu
mu nekkee foo nag juróom-ñeenti atu yàlla waaye nag bu ñu sukkandekoo ci li ni mel boobu ba léegi rek laaloo wut ak boobule njaboot ba tax na rek ba ñu indee ay information jëmale ko nag ci li ni mel ñoom ñuy ŋànk wàllu communication bi rek dal di ko weddi ba mu set wecc bu ñu sukkandekoo ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ak El Hadji Barham Niass nag li ni mel ñoom ñooñee yor waa chargé communication bu xalif bu Faydiya ba nag bu Tidiane ya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass nag ñoom ñoo génnee boobule information. aywa mbokk yi bokkoon comme nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi dem nag ca diwaanu Ngéeñeen éleveurs yi maanaam yarkatu xar ba ci ginaar ñoom ñooñee dañoo mer ba futu rek ba tëdd sa naaj ba nag lank ne rek du ñu faslante xànc ak morom sa wa ilaa itam du ñu ànd ci boobulee dogal ñuy accaparé rek seeni suuf sa nga xamante ne ñoom moom la ñu yaakaar ngir rek dundal si seeni béy ak seeni xar ba ci rek ginaar ak li ni mel ba sax ay nag bu ñu sukkandekoo nag ci li ni mel ñoom ñooñee daal dinañu rek xëy ak suba fekk rek ñuy labourer seeni tool yooyu ci la ñu xëy rek ŋànk boobule mbir nag jëmale ko rek ci kanamu autorité yi nekk ci diwaanu Sénégal ngir rek ñu jàppale leen rawatina nag njiitum réew mi Macky Sall muy réagir ci boobule jafe-jafe rek laata muy ëpp loxo te rek duñu ko seetaan benn yoon rek ñuy jël seeni suuf bu ñu yaakaar. aywa ñu wax leneen ab agression bi ñu tegoon rek ci ndoddu taskatu xibaar bi di liggéey rek ci cay Dakar mu doon ab scandale boo xamante ne rek bu leet sax muy am ci réew mu Sénégal ba tax na rek ñi ŋànk li nga xamante ne rek moom moo di reporter yi nekk fii ci diwaanu Sénégal ñoom ñooñee rek ñu ngi sàkku ci gouvernement bi wa ilaa itam sàkku rek si ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi yeewoo ci mim réew ngir rek ñu gën cee rek ñongal seen li nga xamante ne moom moo di kaaraange gannaaw rek ba mu nekkute bu leet ab taskatu xibaar buy wuyoo rek ci Adja Ndiaye nekk caméraman bu Dakaractu la ñu dóoroon ay dóor yu métti waaye nag bi la yoon rek ab journaliste taskatu xibaar buy liggéeyee ci cay Dakar moom moomee rek la ñu joxoñ baaroom dal di ko dóor nag dóor yu métti gannaaw rek aljuma jëlee weesu bu ñu doon amal rek ab xumbute nekk parti démocratique bu diwaanu Sénégal ñu di ko dippee PDS ba ñu doon lancé rek vente des cartes ci siège bu nekk rek ci diwaanu VDN ci naka noonu rek la taskatu xibaar yi demoon rek couvrir boobule manifestation waaye nag bu ñu sukkandekoo ci li ni mel consort bi nag di Mbayang Sarr Faye moom moomee nekk ca cey Dakar dañu ko jàpp rek brutaliser ko maanaam rek toroxal ko ba mu lottu ci naka noonu rek mouvement des élèves étudiants libéraux yi ñoom ñoo def nag boobule ñaawteef convention des jeunes reporters nekk fii ci diwaanu Sénégal nag ñoom ñooñee daal dinañu rek mer ba futu jëmale ko rek ci boobule mbir gannaaw rek ba ñu ko condamné ba seen nip boolu mu ñu kaay feesee dell rek ñu mer rek jëm ci li ni mel di sàkku nag ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ŋànk bi le réew ñu gën a ñongal seen nip kaaraange gannaaw rek ba ñu fe nekkee ngir rek joxe ay information bàcc ko ci table bi ngir rek képp kuy yeew fii ci diwaanu Sénégal ak ci biti réew rek mun ci am njëriñ. aywa bokk yi bokkoon nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi nag jàppante bu métti gi nga xamante ne rek moom moo am ci diggante takku der yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk pro Cellou Diallo Dalen Diallo nag fii ci diwaanu Dakaru Ndiaye ñoom ñooñu rek dañoo ruumandaatoon wutali rek ci ambassade bu Guinée nekk fii ci diwaanu Dakar ba tax na rek ñoom ñooñu ñu doon jàmmarloo gu métti ak takku der yi nag li ni mel mu ngi amoon nekk nii démb ci alxames gi nag ci ngoon nag ba rek ñu gaañ ñenn ca ñoom ñeen ñi sa jees rek ñu teg leen loxo. li ni mel sax dal di disperser leen nag waa ñi nga xamante ne rek ñoo féetoo ci takku der yi nag gannaaw ba ñu leen wasaare ak i lacrymogène ci naka noonu rek la ñu def ab riposte ñoom ñooñee rek di Guinée yi nekk fii ci diwaanu Ndakaaru Njaay di sànni ay xeer waaye itam rek di rek ay indi ay saaga ci naka noonu la ñu leen dàqee rek ñu wutali ca cité kër góor gi nag gannaaw si sax lu toll rek ci dizaine de policiers ñoom ñooñee jàll dinañu jël rek ab position ngir rek mun leen a localiser ñenn ci guinéen yi nga xamante ne rek dañoo nekk fii ci diwaanu Sénégal di leen di défier waaye laa itam di leen di rek buntu xataal.
aywa ñu wax leneen. Barthélémy Dias dal dina mer ba futu nag jëmale ko ci kan di Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ne rek dafa jàpp ne mënatul nekk secrétaire général bu parti PS. bokkoon na ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi. moom Barthélémy Dias nag di xamle ne rek bu tegaatee ci parti bi dañu ko war a rek dàq. maire commune bu Mermoz Sacré-Cœur dal dina nag joxe xelaatam di index maanaam rek joxoño baarumu tuuma jëwriñ bu ñu dënk wàllum ndox mi assainissement di Serigne Mbaye Thiam nekkoon ancien député bu socialiste yi nag jamono ji muy wax ak yéen dara nag doxatul seen diggante ba tax na rek secrétaire bu général bu parti socialiste bi nag dal dina rek won ginnaaw way laa itam di ko rek ŋaññi bu baax a baax Dias fils nag dal dina nag tontu bu baax a baax waaye itam di rek ŋaññi ki nga xamante ne rek moom moo di Serigne Mbaye Thiam di xamle ne rek waratul mun a nekk benn yoon secrétaire général bu boobule parti di PS. kaddu Serigne ki nga xamante ne moom moo di rek Barthélémy Dias mu ngi ko doon amal ca émission Faram Facce bi nga xamante ne rek dañu ko dalaloon ci TFM mu yeewoon ay kaddu yoo xamante ne rek da koo jubal rek ci kii di Serigne Mbaye Thiam. aywa ñu bokkoon comme nu ñu leen ko junjee woon ci boppu xibaar gi. gouverneur bu diwaanu Sikicoor nag gannaaw ba amee ab benn waay boo xamante ne rek dafa sol mbubu gouverneur dal di rek dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk responsable institution financières yi dem ci wàllum hôtel yi dem ci itam ces services yi rek ak commerçant yi ak agent de guichet ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di transfert d'argent nekk rek ci diwaanu Sikicoor di rek jël si seen i xaalis di mbuboo turub gouverneur bi nag bu ñu sukkandekoo ci APS di suñu naataango yi nag kookule nag mal intentionné ngir rek di topp rek ci dëkk boobu la di def ay ruumandaatam di jël rek di mbuboo turub gouverneur nag tax na rek ba gouverneur moom maire ba Fouta Géej Diouf moom moomee nga xamante ne rek dal dina amal ab communiqué di xamle ne rek jot na askan gi dal di yeewu nag bu baax a baax di wax itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk rek ay victime te rek ñu jël seeni alal nañu rek dem jege ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk rek ci boobule gox nag ngir rek ñu mun leen a jàppale bu baax a baax delloo leen ci seeni loxo ñi nga xamante ne rek moom la ñu jot a ñàkk lu mel ni wàllu koppar mu doon ay kàddu gouverneur bu diwaanu Sikicoor. aywa bokkoon na ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi. Barthélémy Dias nag dal dina rek excusé wu maanaam rek baalu kii di Youssouma Jigéen Ndour nag nekk njiital groupe Futurs Médias. Barthélémy Dias nag gannaaw ba muy rek jàkkaarloo ak suñu naataango yi ci émission Faram Facce bi dafa jàppoon ne rek ab téléthon bi nga xamante ne dañu ko doon def rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci rek wàllum justice nekkee foofu ca Terre Sud nag te ñu génnee woon leen rek ñuy wër di toltolaani ñu yem rek ci 79 famille ñi nga xamante ni rek dañu leen a aaye ngir rek ñu fanaan wa ilaa sax ñu occupé boobule mbir nag nekk ni démb ci alxames bi yemoo nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre atum 2020 nag Barthélémy Dias ci émission bi ñu ko dalaloon di Faram Facce dal dina nag baalu bu baax a baax doon xamle ne rek dafa def fausse information wa ilaa itam dafa def tromperie jëm ci wàllu information wa ilaa itam erreur bi nga xamante ne rek da ko tegoon ci seen bu ndodd gannaaw rek ba mu doon sàkku ne rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa groupe Futurs Médias ñoom ñooy def ab téléthon jëmale ko rek ci ñi famille bu jëm ci wàllu ba Terre Sud mi nga xamante ne rek dañu leen a génne woon ñuy wër di tolaani muy baalu àq nag magam bi nga xamante ne rek moom moo di Youssouma Jigéen Ndour nag gannaaw ba mu defee ab confusion jëm ci wàllu boobule information. aywa mbokk yi ñu wéyandi li nga xamante ne moom moo di actualité du jour bokkoon comme ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xibaar gi lii di dépense publique nag Macky Sall daal dina freiné rek lépp luy gaspillage jëm ci rek yàqu-yàq yi nga xamante ne rek wa ilaa dépense bu takku gi ñu nemmeeku rek ci wàllu ministère ak agence yi nga xamante ne rek ñu ngi liggéeyee ci réew ma Sénégal bu ñu sukkandikoo nag si njiitum réew mi Macky Sall daal dina amal ab procédure jëm ci engagement yi nga xamante ne rek dafa jëm ci wàllu dépense yi nga xamante ne rek ministère yi ñoom ñoo koy gàllu wa ilaa itam di rek dépense bu rek jéggi dayoo bu ñu sukkandikoo nag ci suñu naataango yi di waa observateur nag boobule projet jëm ci wàllu loi ci finance atum 2021 nag ab plafond jëm ci wàllum fixé dépense yi nga xamante ne rek dañu ko war a limité ngir rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi nag jëm ci wàllu crédit ak paiement jëm ci wàllu carburant waaye nag ak yeneen mbir yoo xamante ne dañu jàpp ni rek mbirum yàq la rek ci àdduna bi nga
xamante ne Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe. ay wa ñu wax leneen ak sa Touba Daxra bi nga xamante ne ab Jakarta moom dawalkatu Jakarta moom moo fa faatu gannaaw rek ba mu daje ak cette place boo xamante ne rek moom moo ko mbëkk ba mu ñàkk bakkanam nag dal di wuy ji boromam. li ni mel mu ngi amoon nekk ni démb ci alxames gi nag yemoo woon ak ñaari fukki fan ak ñaar ci weeru octobre atum 2020 ci juróom ñaari waxtu bu mu jotee rek ci suba ca yoon ni Touba Daxra ab village bu nekk rek ci Sagata Jolof ab véhicule 7 places nag moom moo dal di rek bàyyeekoo ca Daxra ca yooni Touba dal di dugg nag ab moto Jakarta ba ka nga xamante ne rek moom moo ko doon dawal dal di ñàkk bakkanam sur le coup bu ñu sukkandikoo nag ci li ni mel mu doon ab choc boo xamante ne rek mu ngi dal ci ndoddu Mass Gueye ay atam toll ci fanweer ak ñaar rek mu ñàkk bakkanam sur le coup jamono ji nag ñuy wax ak yéen dal dinañu jël kooram rek yóbbu ko ca morgue centre bu nekk rek ci santé bu Daxra chauffeur véhicule bi nag dal dinañu ko teg loxo ñu def nag li ni mel di waa gendarmerie nekk ci boobule localité. ay wa mbokk yi ñu wax leneen bokkoon comme ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xabaar gi gannaaw rek ba muy baalu waaye laa sax di ñaan rek ngir ñu may ko bàyyi ba negandi ko tubaab di ko wax rek liberté provisoire waaye nag juge ba dal dina tëdd bés bañ ba tëdd si suuf nag Assane Diouf lay wuyoo gannaaw rek ba ñu ko jàppee déposé woon ko rek en mandat de dépôt ca fa nga xamante ne rek moom moo di ci doyen des juges nag d'instruction activiste bi di Assane Diouf nag mu ngay wut rek ay pexe ngir rek mun a génn ca boobule prison te ñu tegoon ko loxo rek lu nekkoon ci weeru soin bi ñu génne li ni mel sax bu ñu sukkandekoo ci boobule mbir nag avocat mi mu ngi multiplier rek ay requêtam maanaam rek di ñaan ngir rek ñu amal ab procédure jëmale ko rek ci liberté provisoire olof di ko wax nag bàyyi ba negandeku waaye nag dañoo bañ boo tëdd ca naaj ba Assane Diouf nag jamono ji mu nga ca prison ba ñu ko denc ba tey. rapport bi di Black Min moom moomee daal dina rek alerter ay mbir yoo xamante ne rek da koo yëkkati teg ko ca ñi nga xamante ne ñoom ñoo faatu ca rek violence ya ñu nemmeeku te ñu jàppee woon rek ay innocent lañu ca réewum Guinée mu doon loo xamante ne nag bu leet ñu koy nemmeeku wa ilaa sax mu doon lu métti loo xamante ne rek mu ngay dal ci njabootu Guinée nag ñu leen di faat par benn rawatina rek ñu féetoo ci Cellune daal leen jàllo tax ne rek ba moom moomee di rapport bi rek dal di yëkkati ay kaddu di ko fësal nag ci li nga xamante ne moom moo di page Facebook am artiste bi nag dal dina tiré sole dalal rek maanaam jëm ci wàllu bu situation bi nga xamante ne rek compatriote ya nekk ca diwaanu Guinée ñu ngi koy dund mu doon loo xamante ne métti na lool la. mbokk yi ñu doon seetaan à travers sbtmedia.com li lañ leen indiloon ci li nga xamante ne moom moo di actualité du jour di leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yàlla ma yor jàmm yàlla na ko waddal wasaare ko ci àdduna wërngal këpp cant ak ngërëm ñewel na leen des leen di wéy ak programme sbtmedia.com jaa ngeen jëf.